Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Man tay dama bëgg waxtaan ak waa Sénégal. Waxtaan boo xam ne tamit waxtaan buy tegee ci xam-xam la boo xam ne aussi tamit xëy na ñu bari duñ ci kontaan ñu bari aussi tamit xëy na par rapport ak li ma yaakaar ne loolu maanaam moo am xëy na ñoom duñ ko gisee noonu. dama bëgg waxtaan ak tey waa Sénégal surtout jeunes yi parce que Sénégal aussi tamit ñun ñëpp dañu remarqué loo xam ne doy na waar contexte yoo xam ne tey jii Sénégal bu ñu ko seetaanee ci loolu noonu wala dina yegg foo xam ne du neex kenn. Nous sommes des Sénégalais ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu moo xam ñi nekk Sénégal wala ñun ñi nga xam ne nekkuñu Sénégal ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu comprendre nga. kon tey jii bu fekkee dem nañu bay gis yoo xam ne Sénégal leer nañu ne buñ ko seetaanee fa mu jëm du neex kenn ñun ñëpp dañu am responsabilité ci loolu jóg yëkkati suñu kàddu ci loolu. ñun ay doomu Sénégal lañu. Sénégal ñoo ko bokk dafa am ay musulman am non musulman ci biir loolu yow mi doon musulman am nga droit doon musulman la ngay wax am nga droit dem ba ca say jàkk nga taxaw wax ko fa te kenn du la bundu xatal kenn du la def na ko sudul noonu kenn du la empêcher parce que république la ñu nekk. yow mi doonul musulman aussi catholique am nga droit nekk ci sa biir église toog di def say conférence di expliquer aussi tamit sa enseignement religieux te kenn amul droit empêcher lu ci loolu comprendre nga. donc loolu nag tey ñu bari dañu gis Sénégal ne loolu dafa commencer di fa manquer mooy ñi nga xam ne ay doomu Sénégal lañu ba pare ne ay jullit lañu mais ci biir loolu ñoom nekkuñu ci tariixa. man mi di wax ak yow ci tariixa ci laa juddu ci laa màgg sama baay ci la nekkoon ci laa màgg kon mënuma sànni xeer tariix mais nag dafa fekk aussi tamit ne dëgg moom bu xasee taxaw bul ci xool sa baay walla keneen mais danga ci xool yàlla mi la bind te wax ne lii mooy dëgg nga dox ci dëgg jooju. mooy lan tey ñii dañu nekk ci tariixa ñii nekkuñu ci tariixa mais loolu noonu moom ak àddina ñoo ànd moom ak religion ñoo ànd ci diine yépp la am nag. ñii xëy na nii la ñu gisee seen enseignement ñii nii la ñu gisee ñii référé wu fii ñii référé wu fii loolu ci religion yépp la am. kon yow mi nga xam ne da nga nekk ci tariixa comprendre nga am benn gëm-gëm boo xam ne moom nga gëm am benn pas-pas boo xam ne xëy na moom nga gëm mais am na keneen koo xam ne moom newul ci tariixa moom pas-pas boobu noonu xëy na newul ci moom. xëy na gëm-gëm boobu noonu newul ci moom yéen ñaar am ngeen xëy na problème mu seen référence ci wàllu l'islam. yow li nga wax ne moom nga gëm chaque jour nga toog ci say jàkka di ko fa wax te keneen ki nga xam ne gëmul loolu du la attaqué musul la attaqué yow mi nga xam ne moom mi nga xam ne dafa ne moom gëmul lool yow xëy na moom am na benn maanaam lu mu wax ci l'islam loo xam ne question de xam-xam la. mu wax ko ne alxuraan moo wax lii hadis moo wax lii yow mi nga xam ne ci tariixa nga nekk nga dem attaqué ko lakk këram dóor ko gaañ ko loolu dama ne teguwul ci lislaam nañu waxante dëgg. ñun ñi nekk ci tariixa et dañu war a respecter suñu tariixa ñi nga xam ne newuñu ci tariixa nekk minorité comprendre nga ñoom am aussi tamit seeni gëm-gëmu bopp ñoom li ñuy wax ñoom ñun dañ leen ko war a nangul. parce que nag dañuy wax ne ki amul ay argument rek kooku moom mooy saaga comprendre nga parce que tey jii man su fekkee ñoom duñu taxaw ñu ne gàmmu de ñoom duñ ko def ñu laaj leen lu tax du ngeen ko def ñu ne biddaa la ñu ne leen lan mooy biddaa ñu ne mooy loo xam ne yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
defu ko woon ba muy dund saxaaba yi àndoon ak moom defuñu ko woon génération ba topp ci moom defuñu ko woon ba ci ñoom imaamu Malik defuñu ko kon ñoom loolu moo tax duñ ko def ñoom loolu bi daal lañ ko tuddee yow mi nga xam ne aussi tamit yow yaa ne da ngay def gàmm comprendre nga yow yaa war a andi lay ci li tax nga koy def ci alquranul karim ak ci hadisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ni man kat bu ma demee wan leen ginnaaw ñaar kase laa fi bàyyi mu war a doon seen référence moom mooy alquranul karim di sunna moom mooy hadis lépp loo xam ne nit mu ngi koy wax wala pas-pas bu mu gëm war na ko mën a andi lay ci alquranul karim wala ci hadisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam parce que l'islam diine xam-xam la l'islam diine la boo xam ne ñàkk maanaam kii gisee ni loolu yàgg na fi loolu dëpp ci saxaaba yi la woon te ñoom même bu ñàkk wutee boobu amoon seen diggante nga xam ne dem na ba tuur deret sax am seen diggante mais du tee dañ daan delluwaat ci li nga xam ne mooy alquranul karim ak hadisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu la leen jàngaloon kon loolu question de xam-xam la l'islam yàlla yónniwul ci kenn ci ñun yónniwul sama baay yónniwul yow mii sa baay yow mi may seetaan di ma déglu yónniwul sa baay yónnentu yàlla Muhammad la fi yónniwul ko ci benn xeet yónniwu ko ci benn sant yónniwu ko ci benn couleur mais daf ko yónni ci umma bi yépp ak ci jinne yi ndax yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci seeni xeet lañ leen daan yónni mais moom mooy prophète bi nga xam ne moom dong la ñu yónni ci xeet yépp yeneen prophètes yépp ci seeni xeet lañ leen doon yónni yow mi gëm l'islam demal États-Unis demal fépp ci àddina bi jullit ya fa nekk dañuy taxaw ci seen jàkk di taxaw di wax ne yonent yàlla Muhammad moo gën mbindeef yépp te pourtant chrétiens yi ñooy majorité foofu te kenn demul lakk seen jàkk parce que seen biir jàkk lañ ko waxee dañuy taxaw ci conférence taxaw ne yonent yàlla Muhammad moo gën ñëpp te pourtant ñi nga xam ne ñooy minorité foofu lakkuñ seen jàkk te fi ñu ko waxee seen conférence suñ fa génnee ku nekk dund la ngay dund kon l'islam question de xam-xam la religion question de xam-xam la yow mi taxaw ne gëmoo lii yow yaa war a andi lay te lay tegu ci alquranul karim ak hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi taxaw aussi tamit que ne lii ak lii da nga koy def parce que xëy na sa sëriñ moo la ko wax pour nga def ko mais foog nga xam ne sa sëriñ boobu tamit yàlla yónni ko ci ñun de ak maxaama bu mu mën a am moom man du ma tudd sax yonent bi dama ne maxaama bu mu mën a am moom man sëriñ yépp laa wax maxaama bu mu mën a am ci kaw suuf yeggul ci maxaama 3e génération ba nga xam ne ñoom la ñuy woowee maanaam taabiina yeggu ci maxaama bu mu mën a am ak xam-xam bu mu mën a am dama ne yeggul ci 2e génération ba nga xam ne ñoom la ñuy woowee taabiina yi yeggu ci ma ne maxaama bu mu mën a am ak xam-xam bu mu mën a am ak dayo bu mu mën a am yeggul ci maxaama sahaaba yi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam li may wax xam-xam la te dama fu ma ko teg ndax koo mënti jël ci kaw suuf ak maxaama bu mu mënti am amul kenn ci ñoom koo xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na la ne la yaa nga aljanna ñamu tudd na ña nga aljanna leer na xadis boroom xam-xam yi xam nañu leen te yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne ñi nga xam ne ñoo gën ci sama xeet mooy ñi nga xam ne ñoo jamonoonte ak man dund ak man nee na ñooñu ñoo gën ci xeet ñan la ci teg génération ba ci topp ñan la ci tegaat 3e génération ñooñu ñoo am degré boo xam ne kenn amu ko te kenn dootu ko am te ñooñu la yonent bi wax ne maanaam yàlla jéggal na leen ñooñu du keneen ak koo mënti wax nag ak koo mën a andi ci kaw suuf amul maqaama boobu noonu kon tey jii dañu war a waxante dëgg jeunes yu bari aussi tamit yeewu man même bu ma nekkee ci tariixa am na loo xam ne aussi tamit kenn mënu ma ci yóbbu am na niveau boo xam ne même boo doon expliquer suba ba ngoon tamit du tax ma gëm ko parce que nag alxuraan mu ngi fi hadis mi ngi fi jàng nañu ko comprendre nga kon tey Sénégal minorité yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk xëy na ñoom adhéré wuñu ci tariixa mais dañ leen war a jox seen liberté seen freedom comprendre nga li ñuy wax ñoom mu tegu ci alquran ak ci sunna kenn bul waru leen saaga kenn waru leen dóor loolu moo war a jeex Sénégal question de xam-xam la tey jii Sénégal ñaata imam lañ jàpp tëj ci kaso bi
sëriñ si ngay gis yépp kenn musu ci taxaw ci gàmm dénoncé ko kenn musul taxaw ci màggal dénoncé ko amul te pourtant ñooñu de ci l'islam lañ doon nekk ci lañ doon wax mais xëy na ñoom si seeni xutba yaa ngi dégg am nañu maanaam yenn yoo xam ne xëy na wax nañ ko ne alquran nii la wax ak alquran nii la wax hadisu yonentu bi ñee xëy na nekk ci tarixa loolu arrangé wu leen gouvernement bi xëy na gisee ko neneen tey ba tax ñu jàpp leen tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci tarixa waroon a soutenir ñooñu parce que ñoom ñoo am baat ñoom xëy na peuple sénégalais bi ñu ëpp ci ñoom la ñuy déglu tey ñoom ñu waroon a taxaw défendre ñooñu pour ñu génn parce que ñooñu aussi tamit lépp lu ñu wax alquran na ko wax hadis ko wax xëy na buur moom moo mel noonu day xool li ko arrangé rek mais tey jii tey ñooñu ñu ngi leen seetaan ñu ngi ci kaso bi ñu ngi fay souffrir lu nekk ñu ngi ko fay daj te amul kenn ku jóg xeexal ñooñu ban Sénégal la ñu nekk ban Sénégal la ñu nekk ab ban l'islam la ñuy woote ñun mais l'islam ak loolu ñoo ànd parce que école yi ñoom ñoo bokkul ku nekk da nga am foo référé wu mais bu mu tax nga yaakaar ne yow moomu nag yow li ngay wax rek moo am li keneen wax amul dañ ko war a fekk fi mu nekk rey ko dañ ko war a fi mu nekk attaqué ko dañ ko war a fekk fi mu nekk lakk këram ban dëkk la ñu nekk ban dëkk la ñu nekk man loolu laay laaj ban dëkk la ñu nekk loolu warul am demal ci àddina bi wala ngay seetaan télévision yu mag yi débat yu mag a mag lañ fay def dafa am benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy woowee fàtte naa turam mais from South Africa la mais d'origine indien la muy def ay débat yu mag ci télévision yi gën a mag ci àddina bi di ko def ak ay américain ci télévision yi gën a mag laa wax nag ñoo xam ne saal ba ña fay nekk yëpp majorité mun nga ne ay chrétien lañu muy toog ak ay prêtres yi gën a mag ay pasteurs yi gën a mag abbé yi gën a mag di wax ak ñoom ci xam-xam ñuy wax entre Jésus et Mohammed moom mu représenté les musulmans ñeneen ñi représenté maanaam église mais nit ki aussi tamit pour nga débattre ci mbir day fekk nga am ci xam-xam tey ñun suñuy sëriñ si di wax yépp ñu ci bëri sax seen niveau yeggul ci yenn yooyu noonu te l'islam pour nga xamal nit ñi la ndax tamit alquran ci boppam moo wax ne innama yaxshallah min ibadi al ulama boroom xam-xam yi ñooy doon yonentu yi mais yonentu yi kenn du leen doon ci ay dinaar kenn du leen doon ci ay jabar yu rafet ay kat-kat yu rafet ay oto yu rafet mais ci lan ci xam-xam bi nga xam ne moo nekkoon ci prophète yooyu noonu ci xam-xam boobu lañ leen di doon xam-xam boobu nag mooy pour nga waxal ko nit ñi mais danga leen ko waxee ci selon ñoom fi ñu la mën a déggee fan la mais soo bëggee taxaw naa nit ñi yàlla séesam bi nii la mel couleur bi nii la est-ce que nit ñi dinañ la dégg tey jii jeunesse bi bu fekkoon dañ leen wax l'islam pire lu bëri su ko nit waxee duñ dem di ko attaquer di ko rey dañuy xam ne loolu ci l'islam la bokk ndax l'islam loolu yàgg na ci comprendre nga ma continuer ci waajooju ma doon wax mooy indien boobu mais Afrique du Sud la juddoo muy def débat yu gën a mag yoo xam ne majorité ba yëpp ay chrétien lañu te pourtant da leen di indi l'islam wax hadis wax ko alquran wax ko te kenn reyu ko kenn def ko dara ba da ngay gis sax ñu bëri daf leen di convaincre ba ñu ñëw tuub nekk ay musulman li may wax nit ñi koy seetaan xam nañu ko comprendre nga Ahmad di daal yaakaar naa la tudd comprendre nga di ko laaj entre ci église ci bible bi ndax bible waxu yàlla la waaw wala déet te pourtant ñi ngi koy waxal ñoom dañu gëm ne waxu yàlla la moom ci boppam mu taxaw xamal leen ne bible lii ak lii ak lii ak lii am loo xam ne lu ci bëri da koy weddi mais taxul kenn def ko dara parce que question de xam-xam la te lim leen di wax ñoom dañuy xam ne carrément lii xam-xam la ñu laaj ko na ko bible mu ne bible parce que bible dafa am ay différent parce que boo demee Rome li ñuy woowee Vatican moom la anglais di wax maanaam catholique romaine boo demee États-Unis am na lu ñuy woowee King James Bible boo xam ne King James Bible am na fa am na lu ñuy woowee les témoins de Jésus anglais di ko woowee Jehovah's Witness people dafa am soo demee ci seeni biir jàngale yi dafa wuute boo demee ci King James moom def ne bible boobu ñuy woowee bible catholique romaine nga xam ne moom mooy waa Vatican nga xam ne tey ñoom ñooy majorité bible boobu moom def ne bible boobu du waxu yàlla
te waa ji da leen di expliquer indi lépp tegal leen ko. boo demee ci li ñuy woowe les témoins de Jésus moom la ñuy woowe Jehovah's Witness people anglais ñoo koy wax loolu ñoom ci seeni livre dañu ne Jésus judduwul décembre ñoom ñoo ko wax li may wax livre yaa ngi fii ku mu neex ma génne ko wan la ko Jesus he wasn't born in December ñoom ñoo ko wax nee na judduwul décembre nee nañ Jésus de élite chrétienne maanaam chrétiens yu njëkk yi they never use cross nee na ñoom mutuñu utiliser croix bi livre bi moo ko wax mi ngi fii nee na ñooñu musuñu utiliser croix xamuñu woon luy croix nee nañu croix d'après bi ay siècle la croix ñi nga xam ne ñoo ko créé soo ko indi croix mais amul woon mais ndax da ngaa mos a gis ci église yi différent yëpp kenn dem ci taal ci benn église yu jàmbur parce que li mu wax xëy na wuute naag sa bible li mu wax mais dañu xam ne question de xam-xam la mais nit ñi foog ñu am mentalité yooyu noonu foog ñu àgg ci niveau yooyu xam ne l'islam question de xam-xam la comprendre nga te doo gis église bi def ko les témoins de Jésus waxaat ne Jésus judduwul décembre ñoom ñoo ko wax nee nañ aussi tamit ñu laaj leen fu ngeen ko teg ñu ne Jésus date boobu nga xam ne moom la ñoo ñu joxe nee na période boobu buñ ko xoolee moment boobu asamaan si dafa fulu woon lëndëm goo xam ne mënuloo ci woon xam dara kon date boobu ñoom ñu joxe amul ñaareel ba nee nañu Jésus bible bi nga xam ne moom la indi bible boobu am na ci turu yàlla bu ci nekk boo xam ne loolu mooy turam ci ñoom ñu ne leen tur bi mooy ban ñu ne Yehowa moom la ñuy woowee Jehovah ci English ñoom ci arabe yi ñoo koy wax Yehowa bi li may wax ni borom xam-xam xam nañu ko man li may wax ci ay argument laa koy teg du wax ay waxu làmbatu Yehowa ñoom ñu ne Jehovah ñoom ñoo ko wax nee nañ mooy turam bi nga xam ne ci seen diine ñoom tur boobu mooy turu yàlla dëgg turam ñu ne leen lu tax soo demee ci catholique romaine bible doo ko fa gis ñu ne bible bi muy ñëw mi ngi ñëw ci làkk bu ñuy woowee làkk hébreu donc ñu indil la bind yooyu noonu wan la na la bind yi 1900 maanaam ay siècle da ngay delluwaat dañ lay woon ay daggit wan la na la tur boobu ñëw na ci lu mat nangami téeméeri yoon mais bi nga xamee ne ñu ngi def translate maanaam war a traduire bible bi pour ci làkk yépp ñi nga xam ne ñoo def loolu ñoom ñoo dindi loolu ñoo ko remove tur yooyu noonu ba boo buñ la wanee ancien yooyu di nga ko gis man li may wax xam naa ko parce que dama leen fréquenté gis ko dew moo fa c'est parce que loolu dama leen lii wala mais pour savoir parce que mbir aussi tamit pour nga wax ci foog nga xam ko ñu ne soo delloo ay siècle jamono jooju noonu wan la bible bu njëkk ba ak biñ ko bindee ci hébreu tur yooyu mi ngi fa woon te nee nañ tur boobu ñëw na fa lu mat téeméeri yoon mais ñi nga xam ne ñoom ñoo def tradition yi wala nangam ñu ñoo ko dindi xëy na arrangé wu leen mais ndax dangaa mos a gis benn église ñooñu noonu dem lakk église yu ñeneen ñi parce que lii ñii lañu wax ci Jésus lii lu yàgg ci l'islam la l'islam question de xam-xam la question de jàng la ñun jeunes yi dañu war a ubbi suñu xel ànd ak suñu maañ comprendre nga di demee xel parce que nit ñi munoo leen di juger yaa ngi dégg jàpp na yow rek yow yaa baax moo tax benn pasteur wax na ko non don't keep to judging people to keep yourself feel better now bul juger nit ñi yaakaar ne yow yaay ki baax yow da nga jàpp ne ci l'islam ci côté bii nga nekk keneen ki jàpp ne ci côté bii la nekk mais da nga koy nangul mais bul jàpp ne yow sa sëriñ boobu noonu am na maqaama boo xam ne kenn warul wax ci alxuraan dafa wàcc ci moom alxuraan santul benn sant hadisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñëw dëggal alxuraanul karim lépp lu waay di gëm ak pas-pas bu mu mënti doon ak looy mënti woote ak maqaama bu mu mënti doon war nga ko mën a andil tegtal ci alxuraanul karim ndax yonentu bi nee na ñaar yooyu rek laa fi bàyyi sama ginnaaw du leneen imaam Malik waxaat ne yonentu bi jamono jooju nga xam ne la taxawoon ci aj gi mujj a def taxaw ne ndax yéen saxaaba yi li ma yàlla waxoon ma jotal ko ci yéen ndax jotaluma leen ko ñu ne ko aha kay jotal nga ko mu ne lépp xam-xam bu ma yàlla joxoon rek xamal naa leen ko lépp lu leen di soril safara lu ne rek jàngal naa leen lépp lu nga xam ne dafa leen di jegele seen borom rek jàngal naa leen ko ñoom ñépp ñu taxaw seede mu jël baaraamam joxañ ko asamaan ne yàlla yow yaa seede imam Malik ne
loolu maanaam keroog loolu attestation boobu nga xam ne keroog moom la defoon foofu nee na loolu moo tax lu bokkuloon ci l'islam rek dootul bokk ci l'islam ñun ay ndaw lañu mais ça ne peut pas dire que ne aussi tamit dañu war a topp sëriñ si rek sëriñ si takk ñu fu ñu neex ñu jëmee ñu mais dañu war a wax xam-xam bu tegu ci alquranul karim tegu ci hadisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag gis nañ Sénégal ñu bëri commencé nañ di jóg di wax parce que gis nañ ne sëriñ si ñu ci bëri dañu commencé déraper nañ waxante dëgg gars yu bëri commencé fippu di wax loo xam ne ñemewuñ ko woon wax di def loo xam ne ñemewuñ ko woon def mais loolu yëpp li ko waral mooy sëriñ seen bopp ñoom ñoo tegul seen tànk fa seeni maam tegoon seen i tànk fa seeni waajur yi nga xam ne ñoom la ñu wut tegoon seen tànk nga xam ne kenn mënu leen jam ci lenn donte ci tariixa la ñu nekkoon mais tegoon nañ ko ci raay bi mais tey nag gis nañ ne dérapage dafa am te loolu war nañ ci jóg wax ci l'islam am na ñaari delluwaay muy alxuraan ak sunna mais na ko nit ñi xam na nit ñi xam aussi tamit ne keneen ki nga xam ne gëmul tariixa mais li muy wax sukkandiku ci alxuraan mais yow amoo droit dem di ko attaquer di ko gaañ amoo droit ne ko doo ko fi waxee mais ban monde la ñu nekk laay laaj surtout Sénégal nañu bàyyi nit ñi kenn ku ci nekk li nga gëm ko li ngay wax ci sa biir jàkk loolu yow la concerné wax ko sa biir jàkk boo génnee dund sa problème mu jeex mais tant que ñu ngi bëgg a dund yi ñuy dund Sénégal lu dem fenn lu nit wax ci alxuraan wala ci hadis ñu ne kii diw lay waxal te fekk ne yàlla xam na ne moom xëy na moom nit tam ya ko wër lay jéem a jàngal mais Sénégal duñ def loolu lu waaye wax rek ñu ne non kii diw lay waxal diw moomu yàlla da ko yónni ci ñun diw yàlla yónni ko ci noonu nañ waxante dëgg suñu duggee biir bàmmeel duñ ñu laaj kenn kurul Muhammad duñ ñu ko laaj comprendre nga l'islam question da xam-xam la te l'islam dafa am loo xam ne daf ko tudd loolu lépp loo xam ne l'islam daf ko tudd rek du amul naan yaakaar naa amul foog naa amul commentaire topp la gëm wala nga bañ a topp loolu sa responsabilité la comprendre nga ndax loolu boroom xam-xam yi ñoom ñoo ko wax comprendre nga l'islam tudd na jihad mais jihad problème mu boroom xam-xam yi niñ ko interprété mooy wuute ñii ne existe na ba léegi ñii ne déedéet ak ku nekk ak na nga koy interprété mais nag warul tax keneen ki ko interprété neneen nga dal ci koom rey ko wala nga gaañ ko wala nga lakk këram question de xam-xam la l'islam maanaam problème mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi say bët boroom xam-xam yi wax nañ ko ñenn ñi ne l'islam ñenn ñi ne yonent bi dinañ ko gis ak ay bët ñenn ñi ne loolu mënul ne te kenn ku ci nekk yow yaa war a indi sa lay teg ko ci alquranul karim ak sunna yow mi taxaw ne yonent bi kenn mënu koo gis andil sa lay yow mi taxaw ne dañ koy gis indil sa lay ndax hadis rot na ci ne yonent bi nee na ku ma gis man nga gis teg ca na nag ci nelaw ndax man saytaane mënul jël sama jëmm ji saytaane mënul jël sama jëmm ji ça ne peut pas dire que ne saytaane du ñëw ne la man maa yonent bi déedéet mënul jël sama jëmm ji la wax forme bi ndax saytaane mën na la ñëw na la maa yonent bi ndax yàlla mi la bind sax saytaane day ñëw na la man maay yàlla yéen ñëpp xam ngeen xistatu Abdul Xaadir Jeylaani yaakaar naa xam ngeen ko comme nga kon lu ci nekk question de xam-xam la yow mi taxaw ne yonent bi nit mën na koo gis yow yaa war a indi say lay soo waxee ne loolu wala sa sëriñ wax ko man ma taxaw fee ne loolu amul mais warul mun a tax ñu ñëw gaañ ma wala ñu ñëw rey ma mais question de xam-xam la question de xam-xam la nañu bàyyi affaire yooyu surtout jeunes yi understand ñun ñëpp dañu war a ubbi suñu maayin xam ne ñun ñëpp Sénégal lu koy defar moo ñu tax a jóg Sénégal kenn moomu ko ñun ñëpp doomu Sénégal la ñu Sénégal moo ñu njaboote ku sañoon Sénégal mooy raw ci àddina bi bu ñu sañoon duñu génn suñu réew la ñu bëgg yëpp dañ ko fay am mais ñàkk ko fa moo tax ñu génn kon tey ji Sénégal du ñu nangu nag di seetaan ay ñoo xam ne li ñuy def teguñu ko fenn surtout gouvernement bi yéen laay adressé parce que yéen tey ji yéen la yàlla jox baat bi ngeen war a atte nit ñi mais du ngeen ko def parce que kii wax na lii yaa ngi dégg ngeen jàpp ko tëj ko ci kaso bi c'est parce que xëy na fa mu bokk
am nga loo leen yaakaar ci moom kii wax na lii dara fekk ko ci ndax lan parce que xëy na lan ak nangam ak nangam ban dëkk la ñu nekk what is going on ban dëkk la ñu nekk we have to think about our country il faut ñu xalaat suñu dëkk ñun Sénégal ñun ñoo ko moom kenn moomu ko yaa ngi dégg fan yële passé ndeysaan damay seetaan benn débat bi ñu ngi ko doon defee Congo ñu bëri sax yaakaaruñu ne Congo am na ay musulman fekk tey yoo am na ndeysaan ñuy def benn débat ci diggante Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak prophète bi kan moo ci nekk maanaam ki ñëw pour maanaam nekk yërmande ci xeet yi ñuy def débat ci loolu un musulman un chrétien ñu toog benn table ñoomu neen kenn ku ci nekk di expliquer Jésus lii Muhammad lii te pourtant kenn dalul ci kaw kenn mais question de xam-xam la mais lu tax ñun Sénégal mënuñu am mentalité yooyu noonu wala mënuñu yegg ci niveau yooyu noonu te ñun bu ñuy wax suñu bopp wane ne ñun ñoo fi ëpp xam-xam wala nangam te niveau yooyu mënuñu ci yegg lu tax jeunes yi aussi tamit bëgg a def seen bopp ay dof bëgg rek jël seen bakkan yi nas ko du ñu bëgg a xam dara loolu daa tax yàlla wàccee ñu fi ñun ci kaw suuf sëriñ question de sëriñ maanaam question de sëriñ wasiila alxuraan tudd na ko man li may wax lu ne rek ci ay argument laa koy indi alxuraan tudd na baatu wasiila mais niñ koy interpréter nag moo bokkul ndax ñii dañu ne wasiila kat dëgg la alxuraan tudd na ko mais du nit ñu ne leen yéen ñi taxaw ne alxuraan tudd na ko mais du nit lan la ñu ne mi ngi mel ni tey boo tiimoon benn boolu ceeb di lekk kudd boobu noonu nga yor di ko lekkee nee nañu kudd boobu noonu moom c'est-à-dire day dox sa digganteeg ceeb bi pour nga lekk pour jëfandiku ci mais boo ci paree da nga koy teg nale nee nañ loolu buñ ko doon traduire ñoom loolu la ñu tuddee wasiila man nag li may wax dama bëgg ñi am xam-xam ñoo koy dégg nga maan mais du nit ñoom loolu la ñu wax ñeneen ñi ne déedéet baatu wasiila kat nit la ndax nit bu dee yow yeggoo fenn fi xamoo lii nangam il faut nga wuti koo àndal pour mu won laa yeggale ci suñu borom waaye nag loolu alxuraan am na lu mu ci leeral parce que daf ne nit ki nga xam ne tey moom ngay àndal ci côté bu mënti doon moom bu waxee war na laa fàttali yàlla li mu waxam maanaam ay waxam wax ji war na la cee fàttali yàlla bu jëfee tamit la même chose kon côté yooyu dama bëgg jeunes sénégalais ñu yeewu ci xam ne l'islam aussi tamit divergence yàgg na ci kii waxee nii yàgg na ci te taxul kenn attaqué kenn l'islam du moomeelu kenn du ci nit ñu ñuul ñi la yàlla yónni ci ñoom du ci ñu weex ñi du ci ñu xonq ñi mais ci xeet bi yépp la ko yàlla yónni comprendre nga ba tax na tey ñun dañu war a yeewu ci loolu yow mi taxaw gëm lii kooku sa responsabilité la yow mi taxaw gëm leneen sa responsabilité la mais nag bu mu tax aussi tamit nga empêcher keneen pour mu def daxawaam na ci droit tey jii bëri na ñoo xam ne ñi ngi def daxawa pourtant ci tariixa lañ nekkoon mais dem nañ moment boo nga xam ne xëy na ñoom neneen la ñu gisee loolu am nañ ci droit borom tariixa yi di wax ni yëpp bëri na si ñoo xam ne nekkoon nañ ci yeneen tariixa mais ba ñu demee ba gisee neneen dañoo dem seeti seen yoonu bopp est-ce que dafa tax ñañ doon dundal jamono joj dal seen kaw question da xam-xam la nit ku nekk yow am nga droit nekk ci mbir ba mu neex la xëy na nga gisee neneen loolu ak doomu aadama ñoom ñoo ànd jeunes yi dañu war a yeewu sëriñ bi nga àndal yaa ngi dégg su toogee na la wax yàlla mais bu mu la wax boppam su toogee na la wax xadiisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mais bu mu la wax ay wayu maamam yonentu bi waxul ne moom mooy seen référence ci l'islam de waxu ko l'islam ñaari référence rek la am alxuraan ak sunna la sa maam lu mu mënti bind bu dee ay milliards yi tonnes la bind yonent bi waxul ne mooy suñu référence ci l'islam daf ne bu ngeen amee ñàkk déggoo ci l'islam benn masala bu ngeen di werante di seeti ab ateem dellu leen ci alxuraan ak sunna mais waxuñu ci sa téere maam
sa maam lu mënti bind ci texte la koy jëlee ci texte la koy delloo parce que bi muy ñëw daf fi fekk l'islam moom li mu bind ñun dañ koy xool rek d'accord ci ak moom bu ñu neexul ñu bañ ci d'accord ak moom am nañ ci droit ñun l'islam ñaar rek la wax nit du ci commentaire muy alxuraan ak sun ak hadis lu dul ñaar yooyu boo ku mu mënti doon boo ko waxee bu ñu neexee ñu d'accord ci bu ñu neexee ñu bañ ci d'accord ku ñu ci mën a forcer kenn mënu ko nit ñi nag boo leen bëggee dimbalee wala nit boo ko bëggee dimbale day fekk moom ci boppam mu bëgg dimbale boppam mooy li pasteur bi doon wax naan if you wanna help somebody who doesn't wanna help himself let it go soo bëggee dimbale nit bu bëggul dimbale boppam nee na bàyyi ko mu dem comprendre nga fii kenn moomul kenn ñun ñëpp ay doomu aadama lañu yàlla ci boppam moo ñu wàccee ci kaw suuf comprendre nga jël yonentu yónni ko ci ñun yonentu boobu noonu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tuddoon tuddul woon keneen moom ci boppam ba muy dem wax na li nga xam ne moom la ñu bàyyee suñu ginnaaw pour ñu war ci jàpp ne ku ci jàpp doo réer moom waxoon na ne ku ci gudd fan ci yéen dina gis ay wuute yu bari sax ñu ne ko nag lu ñuy def su boobaa mu ne su boobaa nag ku ci bëgg a mucc na nga delluwaat ca la nga xam ne man ca laa nekkoon man ak samay saxaaba wala lu nuroo la nga xam ne man ca laa nekkoon man ak samay saxaaba te loolu la waxoon sëriñ si yëpp ñoom ñoo la gën a xam loolu parce que xam nañ ko jàng nañu alxuraan mais nag du ñoom rek ñoo ko jàng addina léegi dafa évoluer bu njëkk lu xëy na boo demul ci daara jàng alxuraan wala demoo ci lu bari xëy na mënoo ko xam ci l'islam par rapport ak tey nga xam ne tey technologie dafa avancé tey lépp loo xam ne da nga ko bëgg a xam boo duggee ci sa ordinateur lépp loo laaj lu ne rek dinañ la ko jox même su fekkee joxuñu la ko dinañ la jox indication yoo xam ne xëy na loolu nga mën a def pour jot loolu nga xam ne moom ngay laaj ba tey mën nga am xam-xam yoo xam ne sa xëy na yow sa maam ya la jiitu woon xamuñu woon loolu l'islam la addina la nañu bàyyi nit ñi ñu dem ak seeni coobare nañu bàyyi nit ñi ñu dund kenn ku ci nekk li nga dund bëgg dund gouvernement Sénégal képp koo xam ne yaa ngi dal ci alalu jàmbur wala yaa ngi yàq alalu jàmbur ndax lan xëy na ñooñu ay minorité lañu la ñu wax arrangé wu la wala neexul sa sëriñ dama ne ñu dal sa kaw gouvernement na jóg jël ay responsabilités am jàpp ñooñu teg leen ci yoon comprendre Sénégal kenn moomu ko l'islam bi kenn moomu ko l'islaamu yàlla santul nenn alxuraan la xadiisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam keneen moomu ko lu waay mënti wax nag yaa xam maxaama boo mënti woote ak niveau boo mënti woote na nga fexe ba loolu rek nga andil ko ay lay ci alxuraanul karim su boobaa nag ñu ànd ceeg yow man de ci tariixa laa ne comme ni ma ko waxee waaye nag dama koy waxaat mu leer kenn mënta tax nag ma jël benn sëriñ yóbbu la niveau boo xam ne yeggoo fa duma la tëkkaleeg sax waxuma saxaaba yi de mais troisième génération ba sax duma la tëkkaleeg ñoom degré boobu ñooñu amoon sax duma la ko jox dinaa la jox daal wàccuwaayu borom xam-xam bu mag wàccuwaayu kuy gide ay nit ñeneen ñi nga xam ne nag ci laay teg sama bët nii jamono tay jii right now nga xam ne su ma la gisulee ci yoon bi nga xam ne moom la alxuraan wax ak hadis wax ko dama ne man li ngay wax moom mooy loolu laa yemale fii kenn moomu fi kenn diw bu waxee lii yàlla rey ko wala dangay torox ak amul yàlla rek moom mooy toroxal doomu aadama te moom mooy jël bàkkanam ci waxtu bu mu ko soobee yonent bi saa sallam def na benn xare ñu rey baayam yëy reesu baayam sànni ko ne ko sa reesu baaya ngi noonu mu mer parce que doomu aadama la yaa ngi dégg sentiment wu doomu aadama jàpp ko mu ne mbir moo képp koo xam ne def nga sa baayu yonentu nii luy sa mbir ci aljanna xaw ma ko li may wax alxuraan la alxuraan moo ko wax mu ne ko laysa laka minal amri shay'un aw yutubu ali aw yu'azabu fa innahum zalimun mbiru aljanna ñeelu la yow te kooku prophète bi la moom la yàlla jox diine ji te pourtant yàllaa ko yaxu alxuraan amul benn sëriñ bu ko mën a weeti li may wax nii
waa tey jii nga wax dëgg nit taxaw fee naan la diw nga wax yow di nga torox moom torox tànde wala moom mooy rey wala moom mooy dundal est-ce que moom bu doon dundal wala muy reye moom dina fi jóge wax leen dëgg ndax dina fi jóge du fi jóge ndax alquran moo ne yawadu ahadakum law yu'ammaru alfa sana màggat mi màggat ba am téeméeri at moo la gën a bëgg a dund alal yaxu alquran la man li may wax lu leer la ci fu leer laa koy teg su mënoon a reyee wala mu tee yow nga torox wala nga jóge dama ne moom ci boppam du fi jógee alxuraan moo wax loolu ne mag mi am téeméeri at sax moo la gën a bëgg a dund ak alal moo ko gën a bëgg mais nag mbiru dee newul ci loxoom pouvoir suñu borom la nañu jox yàlla pouvoir yi mu moom comprendre nga jox saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak prophète bi ak taabiina yi ak taabiina jox leen kenn ku ci nekk pouvoir maanaam sa wàcc fi nga yem fi nga maanaam li nga xam ne moom dayo bi la yàlla jox sëriñ bi ñu jox ko dayo bi ko yàlla jox mais bu ñu jël sëriñ si bëgg leen tegi maxaama yoo xam ne nii loolu suñu borom rek moo ko yeyoo loolu du tawhid nañu waxante dëgg du tawhid nit ñi yàlla moo leen fi andi wàcce leen ci kaw suuf pour lan pour ñu jaamu ko mais ci jaamu googu nag na tegee ci xam-xam lépp looy def ci lislaam na nga fexe ba nang ci am ndigalu suñu boroom comprendre nga mais du question da ngay xalaat ne lii la rek nga indi defee ko noonu su doon ne loolu ak àddina lislaam day tas ndax kenn ku ci nekk mën nga jékki-jékki rek créer say mbir mais lislaam lu ñu ñag la tool la boo xam ne toolu yàlla la lam ca saxal ca la bokk lam ca saxalut bokku ca lislaam dama wax lu leer dama ne lislaam tool la boo xam ne toolu suñu boroom la moom lam ca saxal ca la bokk lam ca saxalut bokku ca ndax moom ci boppam moo ñu tere ne ñu dugg ci mbir moo xam ne amuñu ci benn xam-xam mbir mooy dugg bu ne war nga cee am xam-xam bu dee lu ñuy jàng mën nga ko jàng xam ko bu dee lu ñuy làmb mën nga ko làmb daj ko bu dee lu ñuy xool mën nga ko xool gis ko mais ñun lan moo tax ci problème mu àddina sur le plan àddina ñu bëgg ñu xam lépp te suñu waaru religion dëgg-dëgg bëgguñu koo xam bëgg a doxee nu ñu neex est-ce que loolu noonu loolu man laay laajte ci lan fu mu tegee dañu bàyyi caaxaan yi yow mi gëm tariixa nekkal ci sa tariixa yow mi ko gëmul nekkal ci sa leneen kenn ku ci nekk sa enseignement nga def ko te dara du la ci fekk yow mi gëm tariixa pourtant yaa ngi wax loo xam ne kee gëmu ko te pourtant kee ñëwul attaqué la mais yow la moo tax moom mu wax leneen nga def attaqué ko foo ko teg yow yaa moom Sénégal yow ndax yow dañ la wax na la même bu fekkee yaay majorité yow yaa moom Sénégal lu la neex nga def ko kee minorité la rek warul wax l'islam day noonu l'islam di diine xam-xam l'islam di diine jàmm lépp looy wax nga war ko teg ci xam-xam kii wax lee ngeen dem attaqué ko ne si télé bi diw day fen ak diw day kàcc ak diw day wedde yéen a moom yéen a moom l'islam yéen a moom yéen ndax yéen a moom l'islam wala l'islam yéen dañ leen wax ne leen yéen ci yàlla ci yéen la ko yàlla yónni képp koo fi wax sëriñ boo fi mën a wax alxuraan dafa tudd ne yaa nga aljan tey ak dayo buñ la mënti jox alxuraan tuddul ne yaa nga aljanna hadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddul ne yaa nga aljanna te pourtant am na ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñoom ñu ngi aljanna te tey ji ñooñu noonu sax tey ji bari na ñoo xam ne Sénégal ña nga fa nekk yaakaar nañ ne seen sëriñ ñoom ñoo ëpp maxaamoo ñooñu noonu mais sëriñ sooju tey jii ñoom ñoo war a toog nag wax ak seen taalibe wax leen lan mooy réalité bi yàlla mooy jox pouvoir ku ko neex mooy xamal ku ko neex sëriñ si am na ñoo xam ne yàlla jéggee na leen ci maxaama yu kawe loo xam ne kenn du ko dindi yàlla moo ko def loolu kenn du ko dindi mais nag taxul ñu yegg fenn fi foo xam ne nii mooy loolu yéen ñëpp jàng ngeen alxuraan wala ñu bari ci ñun ñu bari wax nañ ne alxuraan moo ne yontu yàlla Isa yàlla moo ko ne ko wala bés penc yàlla dina ko laaj ne ko lan moo tax
nga jël sa ñu jël la def la ñaari yàlla yaak sa yaay. alxuraan na ko wax du samay wax de. lan moo tax ñu jël la def la ñaari yàlla yaak sa yaay. Isa tontu ne borom bi man de sab jaam dong laa danga maa yónni woon ci ñoom man la nga ma yónni woon wax naa leen ko kat gannaaw ga nag jëlee nga ma fa yow yaa xam la fa xew ñii say jaam lañu boo leen jéggalee say jaam lañu boo leen yërëmee say jaam lañu. waa mais kii wax ak prophète loolu noonu naka sëriñ bi nga xam ne moom fekkeewul sax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam fekkeewul sax saxaaba yi fekkeewul sax 3e génération fekkeewul 4e fekkeewul sax 5e yow nga bëgg ko jël yóbbu ko niveau boo xam ne moom amu ko. mais yow léegi lan ngay firee loolu leneen li damay laaj lan ngay firee lee noo koy firee. l'islam dugg na Sénégal ay siècle wala ay téeméeri at tarixa soog a dugg Sénégal et ñi ci nekk loolu seen responsabilité la ñi ci nekkul seen responsabilité la mais lépp nañ ko teg ci xam-xam teg ko ci bëgg suñu réew bañ ko taal ci affaire ñàkk fayda yooyu noonu kenn moomul kenn. man bu ma neexee ma taxaw ma ne waaye su ma neexee ma taxaw sax ma ne man du ma gàmm ku ci mën dara boo ma laajee foo ko teg man la yonent bi gàmmuwul woon yow mii di gàmmu sa problème la. man su ma neexee ma taxaw ma ne gàmmu bi daal yow da nga am droit ñëw taxaw di ma rey parce que nee naa gàmmu bi daal wala ngay lakk sama kër yow mi taxaw di ko def man damaa ñëw lakk sa kër parce que dama la ne yow def nga ci diini ji loo xam ne bokku ci woon mais question da xam-xam la. mais jeunes yi dañoo war a yeewu bu ñu kenn use you know bu ñu kenn use you understand bu ñu kenn use nañu bañ a gars yi di ñu utiliser comprendre nga l'islam diine jàmm la l'islam diine xam-xam la lépp looy wax lu ne rek na tegu ci jàmm na tegu ci xam-xam na tegu ci mooy loolu. donc Sénégal nag man sama wax ji maa ngi jégalu nag képp koo xam ne xëy na gisee nga ko neneen mais dama bëgg rek def benn maanaam alerte waa Sénégal surtout gouvernement bi pour ñu bàyyi xel ci ñenn ñi nga xam ne minorité lañu te di wax l'islam ñeneen ñi nga xam ne majorité lañu mënuñu leen comprendre loolu jaaduwul. dañu bàyyi kenn ku ci nekk gëm li mu gëm kenn ku ci nekk doxal ni mu yaakaaree ne noonu la gisee l'islam bu toogee ci jàkkaam la muy wax tamit ne alxuraan na ko wax ñu nangul ko même su fekkee dafa génn ci internet bi yow loolu de sa responsabilité parce que ba nga koy wax ci jàkkaam yow demuloo fa toog gëmuloo ko tamit moom tamit moom mu ne ci jàkkaam di ko def ma nga fa dalul ci kaw kenn parce que ñoom minorité lañu. nañu bàyyi yooyu nañu bàyyi kenn ku ci nekk doxal lislaamam loolu mooy suñu jàmm mooy jàmm waa Sénégal mooy suñu jàmm mooy waa jàmm Sénégal. nekk minorité nag taxul ne su problème amee ñu gagné la de ndax wolof yi dañuy wax ne quantité qualité ko gën ndax kenn ku ci nekk xam na ne yonent bi def na xarit boo xam ne ba mu koy def nit ñu tuuti la ñu woon te ñoom ñoo gagné kon yooyu yëpp amul solo. nañu teg Sénégal ci raay bi ki def na ko sudul noonu nañ la teg ci yoon ki nga xam ne yow yaa ngi ci yoon nañ la encourager ci loolu noonu te bañ a yàq Sénégal kenn moomu ko ñun ñoo ko moom l'islam bi tamit nag moom diine yàlla la diine xam-xam la diine jàng la lépp looy wax nit ñi te mënoo leen andil alxuraan mënoo leen andil hadis dama ne wax jooju ku mu neex nga gëm ko bu mu neex nga bañ ko gëm yàlla yónniwu la ci ñun dañu waxante dëgg yàlla kenn rek la fi yónni te ñaar la fi bàyyi ginnaawam nee na alxuraan la ak hadis leneen lu dul loolu soo ko indee bu ñu neexee ñu bañ ko jël suñu neexee ñu bañ ko jël c'est ça l'islam la nañu mel comme yeneen xeeti ni ñu mel da nga leen di gis ci plateau yu gën a mag plateau yu am niveau ñuy wax xam-xam boo xam ne nii kenn du ko dindi te ña ñuy waxal sax bokk ñoom l'islam mais ñooñu dañuy mujj accepter xam ne l'islam mii diine xam-xam la man li may wax nii dama koy seetaan ci débat yu mag a mag di ko seetaan ci débat yu mag a mag
mais da ngay gis ñooñu nit ñi convaincre ñeneen ñi ba ñu xam ne l'islam mi ndekete diine xam-xam la mais du diine joo xam ne rek dañuy tafar yi di def lu ñu neex jaaduwul. You know, we have to, think our future, and we have to teach our people to understand that Islam is the religion of knowledge. Islam is the religion of knowledge. You understand? We have to teach our young people to understand that you have a right to follow your way, then I have a right to follow my way. If you believe religion, tariqa, it is your business. If I don't believe tariqa, it is my business. The day will come, God will going to judge everybody. Will going to judge you, will going to judge me. Understand? And God will gonna ask everybody, everybody, your problems when you're still alive. You understand? God was sending Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not you, or not me, not my father, not your father, not your grandfather, not my grandfather. It is the only one person. It is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam tell us, when I die, I'm gonna leave behind me these books. It is Quran and the Sunnah. If you follow Sunnah, you will never regret it. You understand? Islam, it is the religion of peace. Islam, it is the religion of knowledge. You understand? Then, what I try to say it is, my people, my fellow Senegal people, to understand that it is this Islam, it is not belong to your father, it is not belong to my father. But Islam, it is for all of us. Islam, it is for all of us. You understand? And Muhammad saying that today you are my witness. I already give you everything God was giving to me. And all the Sahaba said, and yeah, is it true? He said that God, you are my witness today. God, you are my witness today. God, you are my witness today. When Muhammad was died, one of the Sahaba Kiram take the knife, saying that anybody who's saying that Muhammad he is passed away, I'm gonna kill you. One of them said that, just wait. Just wait. Let me tell you. If you are, following Muhammad, he was died, but if you are following God, God is still alive. Bi yonent bi génnee àddina kenn ci saxaaba yi dafa génne jaaseem ne képp koo xam ne dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina rek ma dagg sa baat. Kenn ci saxaaba yi jóg na leen képp koo xam ne da nga doon jaamu, anybody who worship Muhammad he is passed away. Képp koo xam ne da nga doon jaamu Muhammad day génn na àddina. Mais anybody who worship God is still alive.
képp koo xam ne maanaam da nga doon jaamu borom bi nee na borom boobu moom mu ngi continuer di dund ba saxaaba yépp seen xel teelu ci kon ñoom lépp lu doon seen problème rek dañ ko daan teg ci xam-xam teg ko ci hadis ak sunna ba ñoom ñëpp ñu mën a xam ne lii moom mooy dëgg jooju noonu mi ngi fi ba léegi alxuraan mi ngi fi ba léegi hadis mi ngi fi ba léegi dara changé wu ci te borom xam-xam yi dañu wax ne the prophet is door it is closed buntu prophète nit doonati prophète ci kaw suuf nee nañ buntu boobu tëjee na dootul tijjee ko ba mukk will never open again never open again never ever foo ñu xam loolu nañu teg mbir mi ci xam-xam ay jeunes lañu mais waruñoo croiser la barre rek yaakaar na ñun dañu war a nekk ay dof dañu warul xam et pourquoi ñun wàllu àddina nangu nañ ci xam jeune Sénégal boo gis même bu jàng école lu bëri mu ngi koy jéem a xam comprendre nga te wàllu l'islam du ci jéem a xam dara what happened il faut ñu laaj loolu lan moo xew dañu war a dépasser niveau yooyu noonu war nañ ko dépasser l'islam diine jàmm la l'islam diine jàmm la nañ ko teg ci yoon te bañ a nekk rek lu waay wax rek ñu bëgg ci ànd ak moom te la muy wax mënu ko andil benn dalil ci alxuraan yeah we have to stop and think about it, what's going on. If you're telling me anything and I couldn't find it in the Quran, I have to think about it. I have to think about it. boo ma waxee lu mu munti doon te la nga ma wax bu ma ubbee téere du ma ko fa gis li nga ma wax dama ko war a xalaat lan la. Yes. Aljanna is belong to God. Aljanna yàlla moo ko moom moo fay dugal ku ko neex. Of course. Paradise, it is belong to God, not somebody else. It is belong to God. Yàlla moom aljanna moo fay dugal ku ko neex. Yàlla moom aljanna moo fay dugal ku ko neex ku ko soobul doo fa dugg. Amul ku am maxaama boo xam ne am nga benn maanaam maxaama boo mën a jël pour dugal aljanna kenn te ci coobar suñu borom. You don't have any badness to put anybody in paradise. Only God. Yàlla rek moo ko mën keneen mënu ko. Keneen mënu ko. Nit ñi foog ñu wax leen tawhid. Tawhid mooy lan nga wax nit ñi yàlla li mu moom ak moom maanaam pouvoir yi nga xam ne moom rek moo koy véhiculer du keneen. Loolu foog borom xam-xam yi di ko wax ñi nga xam ne ñoom ñoo topp seen ginnaaw pour ñu mun a xam ne aussi tamit l'islam lépp dafa leer teguwul ci ay làmbatu. L'islam du diine làmbatu diine xam-xam la nekk ndaw nag warul mun a tax nga bañ a xam mais nekk mag aussi tamit warul mun a tax nga yaakaar ne yow li ngay wax noonu rek loolu moom mooy taxaw déedéet. L'islam lépp xam-xam la te lépp ay référence la nekk mag warul mun a tax nga yaakaar ne yow li ngay wax ci diine ji loolu rek mooy di am ndaw li muy wax ci diine ji loolu amul c'est parce que xëy na yow yàgg nga fi ça n'a rien à voir. Yes loolu jotewul dara ak l'islam tey mag ñi ñu fiy wax ñi ñëpp ba ñuy taal seen taal muy jóg ñiy woote seen i woote nit ñi di leen topp dama ne am na ñu leen fi nekkoon mag leen fëpp mais yoon ba nga xam ne ca lañ doon woon nit ñi jamono jooju nit ñi ñoom la ñu gisoon te am na ñu leen fi magoon te seeni maama ngi fi woon ñeneen ñu leen papa ngi fi woon mais ñooñu topp ñu leen woon parce que ñoom liñ doon woon nit ñi jamono jooju nit ñi loolu la ñu gisoon. sëriñ si yëpp nag laa wax ku ci jël ba muy wooteem ba ñu ko mag a ngi fi ak ñu ko mat kilifa wala ñu ko mat papa ñu baal ma nag ci wax ji quoi
mais xam-xam moom moo demee noonu nañu bàyyi caaxaan yi yow li nga gëm di ko def bul yaakaar ne nag loolu rek moom mooy li baax keneen war ku def leneen rek kooku nekkul ci leneen wala ku wax leneen nga dal ci ko fu mu tegee yes nit comme waxoon naa ko waroo juger nit ñi yaakaar ne yow yaay ki baax ki nit ñi ñoom ay dañoo dof wala dañoo mooy lool mu demee noonu waxal nit ñi dëgg moo fi ne benn waaye nee na benn pasteur nee na maanaam mu ne dëgg maanaam mooy néew bi dee rek néew buñ la ne dee na mënuloo ko yëkkati you can't keep trying to raise the dead mënoo yëkkati néew you can't mënuloo ko you can't keep trying to raise the dead li am na lii nii la demee mënuloo ko dindi alxuraan moo wax lii hadis moo wax lii mënuloo ko dindi don't try to raise the dead mënoo yëkkati néew bu ko jéem a bu ko sax jéem voilà lii laa waxoon ne daal dinaa ko wax pour waa Sénégal bàyyi yenn ñi xam ne l'islam tamit diine xam-xam la yónniwuñ ci maamu kenn ci ñun ñii di wax yépp yonent bi la fi yàlla yónni woon am na ñu mu àndaloon kenn ku ci nekk sa ngëneel tudd na ko kenn ku ci nekk makaama bi ñu lay jox nañ la ko alxuraan ñëw na wax na lu leer alxuraan téere bi yàlla la wax na ko hadis wax na ko te nag nit ñi nag ku bàyyiwul di leen tooñ hadis nee na boo dewee moom sa bàmmeel moom doo fa gis benn leer nañu bàyyi tooñ kenn ku ci nekk nañ ko bàyyi mu doxal mbiram na mu ko gisee biir jàkkaam bu fa nekkee di waaraate lu mu mën di wax ci alxuraan ak hadis loolu moom la concerné man amuma droit jógee fële ne kii li mu wax arrange bu ma dal ci kaw non you don't have right to do that you don't have right to do that amuloo droit boobu def loolu yeah you have your own right and you have your own opinion am nga sa droit am nga sa opinion loolu sa it is your own responsibility you know ku nekk da nga am droit def li nga war a def ku nekk am nga droit worship loo bëgg a worship loo bëgg a jaamu nga jaamu ko am nga ci droit yàlla moo lay juger ëllëg only God can judge us yàlla rek moom moo ñuy juger du kenn only God nobody can judge us yàlla rek moom moo ñuy juger du mbindeef yàlla kese moom moo ñuy juger comprendre nga ñun jeunes yi nañu yeewaat nañu nangoo dem gëstu ji you know the door is open buntu bi ubbeeku na tey loo bëgg a xam soxlawul sax ngay dem ci mooy loolu demal gëstul nga xam ko yes anything you wanna know you know you are able to understand everything loo bëgg a xam you know war nga pare pour xam ko everything is open right now lépp ubbeeku na you know boo demee boroom xam-xam yi nee nañu if you don't understand you must ask the teachers bu dee xamuloo da ngay laaj professeurs yi nit su xamul day laaj ay professeurs if you don't know you must ask the teachers yow bu dee xamuloo laajal professeurs yi ñu wax la mais tey la moo tax ñun ci côté àddina ñu bëgg ñu nangoo ñu lépp lu ñuy gëstu ñu ngi koy jaarale ci yoon ci fépp fuñ ko war a mën a jaarale te bu dee ci côté l'islam duñ ko nangu waay lu tax waay loolu moo fi war a jeex l'islam kenn moomu ko kenn moomul l'islam amul kenn ci doomu aadama yi koo xam ne su tur boo demee ci l'islam bind nañ la fa ne yow yaa war a wax nit ñi di def yow yaa war a tere nit ñi di def alxuraan moo war a wax hadis moo war a wax du kenn ci ñun du kenn ci ñun lépp na tegee ci xam-xam lépp na tegee ci xam-xam lu la waay mënti wax lu la waay mënti andil na ko teg ci hadis teg ko ci alxuraanul karim loolu ay caaxaan la lu neex waaye na ko wax lu neex waaye na ko def waaye daal na ko andil ay dalil loolu laa amoon lu may wax képp koo xam ne nag you know
xëy na gisee nga ko neneen wala yooyu I'm just ask to forgive me waaw képp koo xam ne gisee nga ko neneen rek maa ngi lay laaj nga jéggal ma xam ne rek jubluwuma ci leneen mais pour Sénégal jëm ci kanam rek ñun ñëpp moo ñu tax a jóg kenn ku ci nekk na mu jàpp ne noonu la gisee mu expliquer ko te kenn du la ci def dara ndax l'islam tamit comme ni ma ko waxee rek mbiru xam-xam la daal loolu ci religion yëpp la am parce que joxe naa ci exemple ci christianisme comprendre nga noonu la amee aussi tamit ci l'islam kon kenn waru attaqué kenn ci cadre boobu noonu nañu xam ne rek cadre xam-xam la mais du leneen jubluwuma ci tamit nag dépassé kenn képp koo xam ne aussi tamit xëy na gisee nga ko neneen rek comme ni ma ko waxee maa ngi jéegulu xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne xama rek ay ndongo lañu dañu toll ci jàng mais aussi tamit daal nañu xam ne rek surtout ñun jeunes yi dañu war a ubbi suñu bët we have to open our eyes to understand the truth and lie xam liy dëgg ak liy fen we have to open our eyes to understand what is going on today and what was happened yesterday li xew tey ak li xewoon démb ndax l'islam tamit ak lépp loo ci munti xool rek da nga koy delloo ci ñi ñu jiitu woon nañ ko doon dundee te lépp mu leer mu ngi ci alxuraan it is very clear maa ngi jégalu ñëpp di sant ñëpp di wax ne waa Sénégal nekk leen ci jàmm ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm xam nga ñu teg Sénégal ci yoon Sénégal mën a naat ba ñun ñëpp ñu mën a li ñuy wax go back home ñu mën a delluwaat dëkk ba go back home xam nga seeti sunuy family and our sisters, our mothers, and our aunties, and our friends also, mën a delluwaat réew ma suñuy bàjjan ak suñuy maam xam nga seeti ñëpp xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokkoo xam nga yii ñuy def ni yëpp ay caaxaan la kenn ku ci nekk daal comme ni ma ko waxee rek nekkal ci li nga nekk bàyyi ñeneen ñu nekk lu ñu nekk ban leen bu doxatal even those people they are minority même su fekkee ñoom ay minorité lañu it doesn't matter they have a right to live they have a right to eat they have a right to learn they have a right to speak they have a right to worship God whatever happen ak lu mu ne xew ñoom am nañu droit topp seen yàlla am ni ñu koy waxee they have a right to do whatever they want to do and nobody have a right to bothering them no they are Senegal citizen ñoom ay doomu citoyen Sénégal lañu Senegal it is belong to us it is not belong to somebody else ñun ñoo moom Sénégal ñun ñooy borom mais du keneen and we love Sénégal in our heart Sénégal ñun dañ koo bëgg suñu xol we love Sénégal our hearts we don't love any other country more than the way they love Sénégal Sénégal it is our country we don't have right to spoil Sénégal we don't have right to I don't know what's going on in Senegal right now. You are a majority, but that does not mean that Senegal belongs to you. No. We have a constitution in Senegal. We are not, Islamic Republic. We have constitution. And our constitution, it is a like. You have your own right to believe or not. And somebody else have a right to believe or not. But you have to respect my believing. Then I have respect to your belief. It is the choice of, I don't know. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jaa ngeen jëf nekk leen si jàmm ok.